gannaaw nag ba ko Institut Pasteur nag dëggale moom nag nee ñu du doomi Sénégal France la fekk baax gannaaw nag ba ñu ko xoolee daal seetar ñi ko ci lañ xam nag ne kookee am na kon li ñu naan coronavirus fii ci Sénégal muy cas bu njëkk moomu nag ci fàttali fi mu ne ma nga ca hôpital Fann bu Ndakaaru ñu daal di ko fay nag daal di koy téye foofee nag ber ko gannaaw résultat yi ñu gis nag kon Sénégal jàppale ni moom mooy ñeenteelu réew bi nga xamante ne nag ñoom la ñu gis ci ñoom jàngoro ji di coronavirus ndax li ko jiitu ñu ngi ko doon dégg ca Nigéria ñi ngi ko doon dégg it ca Égypte mi nga xamante ne ñaari cas la ñu fa nemmeeku Algérie tamit ñaari cas Sénégal nag tey daal di am nag cas bu njëkk ni ma ko waxee loolee nag ñu dëggal ko sax ni ki tey ji ca conseil présidentiel bi nga xamante ne amaloon nañu ko kon tey ci suba njiitu réew mi président Macky Sall nag daal di koy jiite du ñàkk nag ñu dégg ay kàddoom léegi ci sama ndeyjoor nag maa ngi feggoo ak Alassane Ba Alassane maa ngi lay nuyu. Fatou Kiné maa ngi lay fay di nuyu téléspectateurs yu télévision Futur Média comme ni nga ko waxee rek ñu xaarandi également développement ci biir plateau spécial bi nga xamante ni comme ni nga ko waxee ñu ngi ko jagleel feebar boobu nga xam ne jamono ji mu ngi lëmbee àdduna di coronavirus. mu nga ko mi ngi lëmbee àdduna Alassane Ba nga teewe woon conseil présidentiel boobu ak kaddu yi nga xamante ne nag kon tukkee na ci président Macky Sall mu soxal nag kon feebar boobu ma wax léegi muy lëmbee àdduna wërngal këpp Afrique nag ba tey ma nga doon def kéemtalaay kàttanam ngir mucc waaye mu mel ni kon ñi ngi tàmbale di wàññi ay cas fii ci Afrique président Macky Sall ñu teewlu ko gannaaw conseil présidentiel bi. tey jii lu xew ndax am na benn cas boo xam ne waxtu ci Institut Pasteur ñu ngi koy testé dinañu xaar confirmation balaa ñu ci gën a sore waaye ñu xam ne kon ala kulli haal mën na dugg si. kon li gën mooy ñu fagaru ñu waajal ko te it ñu ñaan ñi nga xam ne ñu ngi ci réew ñi nga xam ne feebar bi déjà développé wu na foofu dañu tëj tax ay dëkk yu bare wax dëgg yàlla ñu fa nekk ba ñu forcé di ñëw parce que forcé ñëw si say mbokk aussi indi leen jàngoro kooku dara jaru ko ci àdduna donc loolu aussi li mu war a wax la te aéroport bi def nañ ci ay jël nañ ci ay matukaay pour di xool ñi ñëw loolu yëpp comité bi taxawal na ci ay mesures yoo xam ne dinañoo mobiliser lépp luy docteur civil comme docteur militaire lépp luy service social sapeur pompier mais aussi armée bi ci boppam gendarmerie police ñoom ñëpp dinañu nekk à la disposition waa kër docteur pour que bu laajee ñu am ay isolation maanaam fu ngay nit war a yem wala bañ fa yegg ñu mën ci taxaw bu laajee aussi ñu war a mettre en quarantaine maanaam mooy ñu ber ay nit danañ ko def parce que feebar moom bu ko ñu jóg liberté day daal di jeex voilà li des nag am nañu ay événement religieux yu mag yooyu ñu ngi xool fii ak booba lan situation bi di joxe mais ñu bañ a gaaw si conclusion itam ñu may wax 8 mars day am ndax dañ koy annulé nañu moytu loolu daal man je préfère toujours kaddu gi di jógee ci professionnel de la santé sur la base des diagnostics et des risques ñoom bu ñu ko gisee dañuy waat ci seen métier loolu mooy seen liggéey bu ñu ko waxee état bi def li mu war a def waaye jarul ñuy anticiper di wax loo xam ne aussi teguwul ci yoon wala dafa ëpp wala ay tiitaange moo koy indi état aussi warul lu doxee noonu éviter l'émotion et la précipitation mais rester ferme sur des principes que nous devons prendre quels que soient les coûts voilà. Pour que cela aussi soit très clair si on doit mettre en quarantaine les gens ils seront mis en quarantaine si on doit interdire les événements ils seront interdits comme partout dans le monde. mu nekkoon kàddu yu tukkee ci président Macky Sall ci conseil présidentiel mi ñu doon amal ni ki sànq ay gan nag daañu leen dalal ci plateau bi ci kanam tuuti Alassane Ba waxoon naa ko léegi. nga teewee conseil présidentiel boobu ñu amal ko la ca gën a fës tey ji Alassane Ba bokk na ci jàngoro ji di coronavirus ni ma ko waxee léegi ci ndoxteel li cas bu njëkk ñu gis ko ci Sénégal. mu ngoog kon Fatou Kiné ni nga ko waxee ak ni ko président de la République waxee léegi nga xamante ni tey ci suba ni nga ko waxee la amal comité
conseil présidentiel woo ci nag service yu bëri ministères yi wante itam ñi nga xam ne ñooy partenaires yi ci mel ni organisation mondiale de la santé nga xam ne sax jamono ji nii dafa yéegal maanaam feebar bi yóbbu ko ba niveau très élevé ci adduna bi kon boog moom président de la république bi mu leen teewalee daanaka xayma rek lañ doon def ñu def xayma ci li nga xamante ni tey mooy ñun yan jumtukaay la ñu yor ngir fexe ba li nga xamante ni mooy feebar yi ni mel ñu mun ci fàggandiku wante itam fexe ba xool lan li nga xamante ni mooy ci koppar wala besoin yi ñu mun ci exprimer bu ko defee nguur gi ci boppam taxaw ci def ko ni mu waree kon boog Fatou Kiné nga xam ne mooy plan de riposte ak budget bu toll ci 1 milliard ak ñeenti millions ci suñu koppar daanaka taxawal nañ ko ministère bu yor wàllu wér-gu-yaram daanaka moo ko jiitee li nga xam ne nag mooy comité national liy gérer wàllum épidémie yi ni mel xam nga ne ci Ebola léegi daanaka dañ koy activé waat dafa ñëwaat ngir fexe ba li nga xamante ni mooy li ñu nemmeeku jamono ji muy moo loo xamante ni cas suspect bi am wante itam ci li nga xam ne mooy ñëw ci suñu kanam ñu mun cee taxaw bu baax a baax Institut Pasteur nag daanaka itam mu ngi ciy def jéego bu am solo ndax ki nga xam ne mooy cas suspect bi nga xam ne biti réew la bàyyeekoo Institut Pasteur moo koy topp di ko contrôler xool boobu ba léegi moo doon saytu ki nga xam ne moom la ñu suspecté ba tey ji nag ñu wax ni confirmé nañu que ni moom am na feebar boobu di coronavirus bu ci jógee nag ñëw nañu ci l'armée bi ci boppam wax na ban taxawaay lañ ci am xam nga frontières yi faaw ñu xoolaat leen lii di aéroport international Blaise Diagne justement voilà mën na caa jàll te kenn du ko xam mu ngi noonu moo tax nag armée bi ci seen bopp ministre mi yor wàllum armée teewoon na fa di Sidiki Kaba maître Sidiki Kaba wante itam jëwriñ ji yor wàllum biir réew mi di ministre Aly Ngouille Ndiaye teewoon na fa ñoom ñëpp wax nañu li nga xam ne mooy seen inquiétude surtout également événement yu ñu jëm Fatou Kiné Deme xam nga ni am na ay événement religieux yu bëri yi ñuy programme yi surtout weeru mars bi moom ministre mi yor wàllum biir réew mi wax na ko xam nga màggal Porokhane mu ngi ñëw am na yeneen itam yi nga xam ne ñu ngi ñëw suñu kanam muy 8 mars yooyu yëpp nag président de la république surtout léegi ci extrait bi gis nga ko nee na nañu def ndànk ñu dalal xel yi surtout sénégalais yi mu woote vigilance wante itam li nga xam ne mooy alerte ki nga xam ne tey jii gis nañu daanaka muy présenter yenn signe faaw li nga xam ne mooy alerte ñu koy amal yooyu nag nee na faaw sénégalais bu ne def ko mu nekk wareefam bu ñu weesoo loolu Fatou Kiné Deme xam nga ni feebar yi ni mel pour ñu taxaw ci faaw ñu am jumtukaay yi faaw ñu am itam ressources yi maanaam lu jëm ci wàllum koppar ak matériel bi yooyu yëpp nag wax nañ ko tey ci conseil présidentiel bi ba tax na président de la république nee na daañ ci fexe taxaw dooleel hôpitaux parce que bu ñu xoolee ak cas ba ñu gisoon Nigéria dëgguma la Alassane Ba Nigéria xëy na ñu jàpp ni réew la moo xamante ne xeetu jàngoro yi bu ci duggee ngir mu law dafay gaaw ndax ñoom ni ñu jàppee seenu système sanitaire mooy système la boo xamante ne amul doole Sénégal nag du ñu ne système bi amul doole Alassane waaye am na lu bari loo xam ne war nañ ko defaraat ci suñu wàllu wér-gu-yaram moo tax hôpitaux yi ci mel ni principal yu ci mel ni hôpital général Idrissa Pouye wante itam hôpital bi di Fann nga xam ne tey ji ki ñu ne amee na jàngoro ji ñu ngi ko doon topp foofu ñu ngi leen di boole ci mbir mi service yëpp daanaka ñu yeesalaat leen lu ci mel ni itam cellule bi nga xam ne mooy cellule nationale des urgences boobu itam mettre nañ ko en œuvre pour mu participer ci li nga xam ne mooy riposte bi ñu taxawal ndax jamono ji président de la République comme ni muy wax rek dafa nekk un moment crucial noonu la ko waxee un moment crucial nag faaw sénégalais yëpp du ministère de la santé du ministère de l'intérieur waaye sénégalais yëpp ñoo ciy boole seen doole ñoom ñëpp ku ci nekk xam li la war nga def ko surtout xam li la war sénégalais li nga xam ne épidémie yu mel nii dafay gaaw a wàllaate wax nañ ko sànq ci conseil présidentiel ndax ki nga xam ne voilà ndax ki nga xam ne taxaw na 1 mètre sa kanam nee nañu mun na la wàlla bu fekkente ni am na doomu jàngoro ji kon nag dafay baax li nga xam ne mooy les bons comportements ñu teel ko am ku ci nekk ci sa wàll nga adopté comportement yooyu bu ko defee rek ñu mun a moytandiku ci li nga xam ne mooy feebar bi nga xam ne dafay gaaw a wàlle surtout également ndaje yu yi nga xam ne ñu bëri dañ ciy teew surtout ay espace yoo xam ne espace yu confiné ñu xam ne ñëpp confiné wu fa nekk fa day tëju air du dugg dafay baax également
nit ñi bàyyi ci xel que ni yu mel noonu dafay favoriser maanaam virus bi di mën a répandre wu ci ni mu gën a gaawee moo tax nag Fatou Kiné Dème président de la République woo sénégalais bu ci nekk nga bàyyi xel bu baax a baax li nga xam ne mooy recommandation yu mu def bu ko defee rek fii ak jamono ju ne ñoom ñi nga xam ne ñoo faree ci nguur gi daañu def ay communication surtout sax nguur gi nee na li tukki yi ñuy faral di amal recommandation yi Alassane Ba yaa ngi wax lu am solo dëgguma la ci wàllu recommandation yooyu da ngay des ak ñun ndax recommandation yooyu faaw nga ñëw ci muy tegtal yi balaa boobu dañu am gan ci plateau bi muy Mballo Dia Thiam maa ngi lay nuyu bu baax a baax Mballo Dia Thiam. waaw maa lay fay Fatou Kiné Dème. ma ngoog Alassane dina ñëw ci recommandation yi waaye balaa boobu it ñu dalal la rek ci plateau spécial bi Mballo Dia Thiam nga xamee ci wàllu wér-gu-yaram di ci yëngu ay at. tey jàngoro ji coronavirus xëy na Sénégal sax njortoon ni wax dëgg dina mucc ci lii waaye gis nañu cas bu njëkk ci Sénégal yow xaaroon nga ko. waaw mënoon nañu ko xaar quand même parce que Sénégal nekk na réew bu nga xam ne tamit mooy buntu presque Afrique. donc voie de passage la donc waroon nañu ko xalaat. les compagnies yëpp fi la ñuy wàcc seen i nit. te comme que feebar bi jóge na Chine daal di law ba ci kaw ñun mënuñu woon xanaa kay dañ doon wax ni ban heure lay ñëw ban moment lay ñëw ak yan disposition la ñu war a jël pour loolu mais ñëpp ku ci nekk àddina war nga xalaat ni benn bis di nga mën a am cas bu mel noonu. ba tax na nag heureusement que ñun ci wàllu bopp alerté woon nañu fan yële passé gisoon génnoon nañu benn communiqué. daal di wax ni am na ñetti mbir yu nga xam ni waruñu ko fàtte war nañ ko jiital prévention bi. bon prévention bi communication bi daf ci war a bari maintenant communication aussi information bu wóor moo ko war a sous-tendre ensuite maintenant bu loolu weesoo bu nit ñi commencé jël les mesures de prévention maintenant li ci des mooy protection nag travailleurs yi lañ war a njëkkee parce que aéroport déjà ñoom ñoo fa njëkk malade bi fi dugg moom la ñuy seeti prélèvement ñoom ñoo koy saytu ñoom ak seen i njaboot donc pour que ñu defoon war nañ sax def ay exercice de simulation pour wane nan ngay solee yooyu ak nan nga ko assumé parce que ñeneen sax ci diggante même surtout Ebola bi ngay summi ak bi ngay solaat ci ngay gën a gaaw am feebar bi surtout que Alassane wax na ko léegi comme que corona bi nee nañu ku la dend ci benn mètre rek war na la ko mën a walla asamaan nuyoo bi nga xam ne moom la ñu dëkkee nuyoo bi ensuite suñu dëkkuwaay yi léegi dëkkuwaay yi xam nañu lool comportement yooyu ndax soppi ko sax te sénégalais moom doon nañu wax fi raxasu mais Ebola ba ñu paree la nit ñi waaye bàyyi raxasu or solution hydroalcoolique yooyu dafa war a nekk encore de mise ñu war ci mën a fag parce que souvent dañuy gis ni sénégalais yi xëy na ñoom rafet njort goo xamante ne yaakaar nañ ne xëy na lu mën a am feneen bu nu yàlla dimbalee mën na fee bañ a yegg waaye tey bu ñu xoolee ni réew ñu ëpp doole muccuñu ci loolu est-ce que Sénégal tey waroon na am njortu ni jàngoro ji wax dëgg ne xel du mës a ñëw ci réew mi ak tey ji nga xamante ne yegg si na tey lan moo war a doon taxawaay bi. taxawaay bi mooy d'abord daal di ànd ak sago. parce que bu fekkee ñëpp dañoo riirandoo aussi du sottee noonu. comme que xam nañ ni feebar bu nga xam ni musiba la dafay reyee. dafa gaaw a wàlle donc li gën mooy fexe ba feebar bi du ñëw loolu mooy maître mot bi mais ku ci nekk njortoon na ni feebar bi quand même dina ñëw parce que sénégalais moom moo négligent. parce que ñi raxasu sax balaa ñoo lekk sax même bu dul corona bul dara sax néew nañu koy def ba tax na ay mesures d'hygiène yu élémentaire la am na sax journée mondiale lavage des mains moment yooyu bu ñu ko defee bu ñuy raxasoo ba pare nañ ci donc surtout loolu benn bis lañ koy màggal et puis ñun dañoo taamu événementiel bu pare même musikeer yi sax premier jour la ñu takk yenn saa yi am suñu ñu bàyyi ko. ça dañu xaw a sàggan dañu war a seetaat suñu bopp. Alassane Ba mi ngi wax sànq comité national de gestion des épidémies ñu tegoon ko ci jamonoy Ebola tey jii mu mel ni comité boobu dañu ko dekkalaat mais est-ce que comité boobu taxawaayam ci jamono jooju ak taxawaayam ci jamono ji war naa doon benn surtout bu ñu xoolee jàngoro ji wax dëgg neex yàlla na muy wàllante ak it fi mu toll ci àdduna est-ce que comité bi tey warul am beneen taxawaay naam sax dekkal nañ ko. non taxawaay bi kay war na soppeeku. parce que bu fekkee da nga nekk ci période de veille maanaam di xaar bokkul ak période bu nga xam ne xëy na riposte la maanaam feebar bi ñëw na de toute façon non seulement war nañu jógaat seen bopp parce que heureusement aussi que surveillance bi amoon na parce que li tax ñu détecté cas boobu c'est parce que effectivement ni ñu doon xool am na solo maintenant nag léegi weesu nañu bu benn cas dikkee rek war nañ xam ne xel ni donc cas yi mën nañu ëpp loolu comme ni mu xewee Chine France ak ñooñu te ñu ëpp ay ñoo tax jumtuwaay mais cet sax ñooñu ko ëpp ñun bariwuñu cet bariwuñu jumtuwaay
et même garab yi war a faj nit ñi sax il faut ñu saytuwaat ko donc moo tax dégg naa sànq président bi ñu ngi xayma yooyu yëpp mais loolu war na am mais ñun aussi war nañ xam ne affaire dañ ko war a gën a yaatal nekkatul affaire état major wax naa ko barki dem rek si seen rajo bi ñuy woowee seen kii aux auditeurs là wax naa ko si léegi comité bi wartul yem si ñooñu dañ ko war a yaatal si ñeneen léegi ku nekk da nga war a bàyyi fa nga nekkoon xam ni dëkk bi moom moo soxla ku si nekk ci compétence bi mu mën a mën nga ñëw dugal si sa loxo comme ni ñu sotoon Ebola buñ ko sotee xëy na dina gaaw a jóge fi. li ñuy xel ñaar kay mooy ndax enquête bi wax dëgg enquête bi résultat bi ñu amoon ci jamonoy Ebola est-ce que Sénégal tey noppi na Mballo Dia Thiam ngir amaat boobu enquête ñu gën ko xam ci enquête épidémiologique boobu nga xamante ne defoon nañu ko maanaam remonté xool waaja fa mu jaar yépp ñi nga xamante ne jot na am contact ak ñoom mu mel ni tey contact yi daal cible yi sax la ñuy wax boo moytuwul dana am tuuti lu ci xaw a soppeeku. waaw non je pense que dispositif bi heureusement comme que Ebola jaaroon na fa am nañu li ñuy wax ay expérience acquise donc am na loo xam ni am nañ ko si jàngal nañ ko si ba tax na comme que xam nañu avion bi ko fi indi xam nañu aussi ki ko fi indi dem nañu ba dem si këram ba xam ay waa këram léegi kay mooy ñi mu dugaloon ci avion bi ñooñu fa la ñu nekk ñooñu la ñu war a wëri te ñooñu aussi bu ñu gisee manifeste avion bi parce que képp kuy dugg avion war nañ xam fan nga dëkk identité bi ñu remonté loolu maintenant problème bi mooy nan la population yi di réagir par rapport à ça que képp ku fa demoon déjà am na beneen bët bu ñu lay xoolee am na leen lu ñu lay gisee donc loolu information bu ñu war a mën a gérer la mais li am solo mooy enquête boobu moom nekkul lu jafe parce que moyen yaa ngi fi téléphone yaa ngi fi yëpp ngi fi. moyen yaa ngi fi personnel sanitaire bi également foofu bëgg naa ñu taxaw fi tuuti. Institut Pasteur aussi mi ngi fi. te fii Sénégal ak Afrique du Sud mën nañu wax ne mooy ñaari kuréel yi nga xam ni seen saytu moom moo wér moom la ñu mën a wéral. moom mooy lu wér donc. maanaam moyen de dépistage yi donc warul poser problème bi kay mooy nan la nit ñi di comporté wu. pour que mu bañ a gën a law et puis mu bañ a àgg fa ci àggoon ak ñeneen ak ñeneen. personnel sanitaire bi tamit lan moo war a doon seen taxawaay ndax xam nga fii moom Sénégal dañuy bàyyi ba mu ne këtt na jonn rek xëy na ñuy doog a tàmbali di tàggat personnel sanitaire bi ci yenn melokaanu jàngoro yi ci nu ñu war a taxawoo jàngoro ji bu dee gis nañu ab cas ak yooyu foofu également lan moo war a doon taxawaay personnel sanitaire bi. taxawaay bi aussi comme barki démb aussi ni ñu ko waxee woon parce que seetlu nañu ni même bu fekkee ni wax nañu Fann dégg naa Alassane di wax léegi Fann ak Égypte ak yenn structures yi mais hôpital yi nekk ci frontières yi aussi parce que nit ñi waroon nañu xam nan la ñu waroon tàggatoo. démb rek seen rajo wax naa ko fii hôpital bu mel ni Tambacounda nekk na frontière ak juróomi réew. 5 pays Gambie ñaari Guinée yi ak Mali yëpp bu yëpp ay frontières la yoo xam ne mën na fa jaar fu nekk mais ña fa nekk non seulement war nañ leen tàggat ci nan la ñu war a mën a kii jox leen ay équipements yi doy nee nañ nag am na équipements yi amoon ci temps Ebola mais war nañu renforcer équipements yooyu mais léegi jot na tey jii balaa bët set que ñooñu ñëpp ñu mën a fegu parce que avion bi aussi mënoon na yàpp koo xam ni xel ni Tamba la nekk wala feneen la nekk on ne sait jamais bon ba tax na nag du doy mukk hôpitaux yi nekk ci frontières yëpp Kolda aussi bi ñu laajtee bërki démb nee nañ aussi bon gisuñu amul yëngutu noonu c'est le moment parce que du ñu nekk aux frontières rek police frontière wala aéroport wala est-ce que askan woowu sax ñu bari xam nañu jàngoro ji aussi Alassane mu mel ni ñu nekk ci yenn dëkk yi daanaka tey am na ñoo xamante ni boo fa yeggoon sax di leen wax coronavirus ñu ne la luy loolu communication la laaj sensibilisation la laaj. absolument Mballo Dia mu ngi ko doon wax léegi surtout gis nga Fatou ne genre yu mel nii président de la République fàttali na ko dafay baax ñu dem ci askan bi nekk di leen wax li nga xamante ni mooy li ci ne moo tax ministre mi yor wàllum wér-gu-yaram ñoom fas yéene nañu ci li nga xam ne moo jëm ci wàllum communication mooy seen plan bi ñu teg mooy plan de riposte bi dugal ci li nga xam ne mooy dem di sensibiliser li mu waree di jokkoo jamono june ak presse bi surtout ñoom presse bi nekk partenaire ngir jottali li nga xam ne mooy xabaar yu jëm ci wàllum feebar bi ndax Fatou ne comme ni ma ko waxee sànq dafay baax jamono june yu mel nii bu amee ku ci nekk rek fi nga féete nga bay ci sa waar loolu dafay am solo surtout armée bi parce que ñi ngi wax léegi dëkk yu sori yi Mballo Dia Thiam wax na ko léegi fu ci mel ni réewum Tambacounda nga xamante ne tey mënees naa wax ni ville Carrefour la ndax ni mu toogee foofu mu mel ni armée bi dafay am liggéey bu am solo boo xamante ni tamit war na ko amal ndax xëy na taskatu xabaar yi nga wax léegi bu fekkente ne ñi ngi fu ne ci réew mi armée bi ñoo ëpp foofu te ñoom ñoo war a
gën a jege askan wi. tout à fait armée bi xam nga ne sànq ministre bi yor wàllum armée teew na ci ndaje mi ci conseil présidentiel bi pour won leen ni rek ni ñoom ci seen bopp li nga xam ne mooy seen rôle ci xeex li nga xamante ni mooy jàngoro ji taxaw ci ni mu waree daanaka ñoom jot nañ le message déjà parce que mën nañu wax ni rek que ni frontières yi ñoom déjà tout le long de nos frontières war nañ ci def liggéey bi am solo ndax boo xoolee circulation ñun dañu nekk ci espace muy CEDEAO ñu nekk ci li nga xamante ni dem beeg dikk bi ñun dañ cee xaatim ku ci nekk ci ñun war nga mën a dem nekk citoyen boo nekkee citoyen CEDEAO war nga mën a dem di dikk ni mu waree kon suñu frontières yi war nañu bàyyi xel également li nga xam ne mooy dugg beeg génn gi moo tax conseil présidentiel bi am solo ci li nga xam ne mooy xeex jàngoro yi. conseil présidentiel ñu doon ko amal sànq ci suba Alassane Ba ñu doon amal it ñuy amal jamono ji may wax ak yéen sax laa wax ba ab ndaje janoo ak taskatu xabaar yi muy jëwriñ ji nga xamante ni moom la ñu dénk wàllu wér-gu-yaram ca makkaanam Habib Faye moo ñu fa teewal Habib Faye maa ngi lay nuyu. Fatou Kiné maa ngi leen fay bu baax. Habib conférence de presse bi foofu ci ministère de la santé yaa fa teewal télévision Futurs Médias Habib loo ñu mën a tënkal ci ndaje moomu janoo boobu ak taskatu xibaar yi. ci biir makkaan bi lañ nekk jamono ji jàppal ne it ñi ngi sax ci biir saal bi nga xam ne fii nii lañ war a janoo koy taskatu xibaar yi ñëpp ñëw nañ waaye tamit ki ñu xaarandi rek moo di jëwriñ gi nga xamante ne moom moo fi woo ñëpp jamono ji Fatou Kiné li nga xam ne moo di mise en place bi def nañu ko ba noppi ñi nga xamante ne war nañu ko teewee ñoom ku ci nekk yaa ngi taalal sa micro di xaar jëwriñ gi ñëw rek ngir lépp gën a mën a yem. ma ngoog Habib kon mi ngi xaarandi mi ngay taaxirlu foofu ci ministère de la santé Habib du ñàkk rek ñu jokkoo waat ak yow laata kon édition spéciale bi di jeex ñu wéy ba tey ci jàngoro ji di coronavirus ni ma ko waxee léegi kon cas bu njëkk ñu gis ko fii ci Sénégal du nag doomi réew mi mi ngi fekk baax rek ca réewum France Institut Pasteur moom moo ko dëggal waa jooju nag ma nga ca hôpital Fann ñu daal di ko fay nag ber gannaaw jàngoro ji Sénégal nag di ñeenteelu réew ci Afrique bu am rek jàngoro ji di coronavirus Sénégal nag boobu ba tey di xeex di def kéemtalaay kàttanam waaye jàngoro la joo xamante ne mënees naa wax ni tey jii du benn réew bu taxaw ne mën naa cee mucc mbaalo ja caam waaye gis nañu organisation maanaam booloo bi nga xamante ni gis nañu ko ci réew yi tugal yi tey bu ñu jëlee rek ci espace européen bi gis nañu tey jii réew yi ni nga xamante ne noonu la ñu mànkoo ngir xeex jàngoro ji di coronavirus mu mel ni kon faw ab lëkkaloo am surtout ci Afrique ndax wax dëgg tey bu ñu xoolee réew yi ko am tey Afrique sowu jant la ñu féetee mu mel ni tey am na benn collaboration boo xamante ne war na am ci diggante réew yi bu weesoo rek réew yi nga xamante ne ñoom ñoo ko am. waaw loolu dëgg la heureusement que sax avant que ñuy wax coronavirus am na kuréel bu tudd organisation ouest africaine de la santé donc réew yu ko seex au-delà de cela yeneen réew yi nga xam ne xëy nekkuñu si te fan yi passé rek ñoom dajaloo nañu fii Mali. dañoo dañ feneen aussi di ko waxtaanee ba tax na nag ku si nekk xam na ni yow cote mënoo ci dara mais mbooloo mi ci bare sax danañu booloo mais mbooloo yi nga xam ne ñëpp dañoo néew doole def naa doole jóg tam du bari mais li am solo mooy bu ñu boolee seen doole surtout que sur le cadre la parce que li ci yombal affaire bi surtout. mooy comme que xam nañ ni feebar bi nu mu war a nekkee ak bërëb bi ñu ko seetoo loolu déjà avancé bu mag la xam nañ aussi virus bi aussi ni muy changé loolu déjà avancé bu mag la. ba tax na li ci des nag ay moyens la comme ñu wax ay moyens de protection parce que bu ñu demee ba Chine masque di fa manqué en France actuellement ni ñu ngi daw gauche à droite pour loolu dem nañu ba am na fenn foo xam ne nee nañu même solution hydroalcoolique dafay manqué. surtout que réew yi nga xam ni en temps normal sax bariwu fa. wala nit ñi sopp ñu di ko jëfandikoo. donc ay moyens yu mag a mag la bari loolu mooy njëriñu donc doole yu ñu war a booloo. mais doole jooju pour wut ay pexe la. maanaam pexe protection. fexe aussi frontières yi aussi comme ni ko Alassane waxee fi mu nekk nii Bissau bu la neexee nga jóge fii Bissau dem Guinée dem fu nekk. frontière la donc hôpital Ziguinchor frontière bi foofu comme ni ñu ko waxee hôpital Tamba mais hôpital Kolda aussi. nekk na si foofu. du caaginu Fann ak feneen. mais personnel bi nga xam ne aussi ñu nekk à l'arrière plan. parce que képp ku ci rëcc aussi ci benn kër ngay ñëw ci benn dëkk ngay ñëw ci benn ville ngay ñëw. ba tax na fu mu nekk nii dañu doon ni formation en cascade mais fi mu nekk nii jot na. pour ñu def formation en cascade boobu. pour que ñoom non seulement ñu am outils yi
am protection mais mën a dem aussi ci population. mu bañ a yem rek tey rek ni ma ko waxee formation continue xam nga personnel de santé dañ ko yàgg a joytu waaye tamit maanaam question spécialisation sax dafay daal di ñëwaat ndax lu ci mel ni xeetu jàngoro yi nga xamante ni ku ne xam na ni ay virus lañu te virus yi kenn xamul léegi yan xeetu virus lañu dafa mel ni dañuy soppiku wax nga ko léegi daanaka booy xool at yi li muy gën di dem ñuy gën di gis ay doomi jàngoro yoo xamante ni xamuñu ko woon wala boog sax ay doomi jàngoro yoo xamante ni existé woon nañu ay ati at mais mënuñu ko woon identifier ndax xëy na amuñu woon xam-xam bi amuñu woon jumtukaay bu ñu koy gëstoo fii ci Sénégal jumtukaay ngir gëstu ñàkk na fi waaye tamit ay spécialiste ñàkk nañu fi. wax nga dëgg encore que dem nañu bu ñuy wax concept bu ñu naan one health maanaam benn santé. maanaam santé humaine ak santé animale comme que toujours day amay interférence ñu fexe ko ba tax na nag li ngay wax ni suñu service vétérinaire yi. malheureusement non seulement bariwuñu ay vétérinaire mais bariwuñu ay agents techniques de l'élevage te aussi feebar yi si gën a bari bu jógee si njugub wala jógee si leneen day dem ci mala yi nga xamee ni ëllëg si bi dañu kii bu ñu naan approche sanitaire. loolu la wundu maanaam li ñuy lekk yàpp ban yàpp la fan lañ ko reyee animal bi est-ce que wéroon na ensuite bu ñu ko reyee ba pare fan lañ koy denc yan condition ensuite bu ñu koy joxe aussi yan condition ndox bi ñuy naan ak leneen ak leneen ak leneen même conserve yi fii ñëw ci yan condition lañ fi nekkee donc loolu war na gën a yee aussi nos populations là surtout nos décideurs xam ni la médecine dafa nekk ci santé mais santé moo précédé médecine encore que lépp mënul nekk une approche médicale te lépp garab mënu koo faj même palu bi ngay gis garab faju ko approche communautaire bi moo ko faj maanaam fexe ba ndox yi du taa fexe ba yooyu du ñuy ñëw ak yu mel noonu loolu moo tax palu gën a Mballo Dia Thiam yaa ngi wax lu am solo muy approche yooyu nga xamante ni faaw ñu matale ko tamit buñ bëggee gën a mën a taxaw yenn jàngoro yi Alassane Ba ñu bàyyi la nga dellusi ak ñun ci recommandation yi laata ñuy wëyal ak Mballo Dia Thiam moom it mu gën a xóotal surtout ci approche yooyu nga xamante ni mi ngi koy wax léegi recommandation yu gën a am solo yi ci jamono ji ñu toll tembe Alassane Ba ci sa gis-gis lan la war a doon. mooy yi ñu wax sànq rek Mballo ñëwaat na ci gis nga jaxasoo yu bëri yi mbooloo yu bëri di daje ci ay bërëb yoo xam ne daanaka air du dugg léppay tëju ñu moytandiku ko lii di set également ñu def ko li nga xam ne mooy suñu ngànnaayoo ko jamono ju ne rek nañuy set wante itam lépp li nga xamante ni mooy dalal seen xel sénégalais yi ci jamono ji xam nga yu mel ni bu ñu nee kaa am na rek ñu ci bëri dañuy tiit pëccëxoo day am lépp day am waaye ñaan nañu ku ne rek mu dalal xelam xam ne lépp li nga xamante ni comme ni ko président de la République waxee rek ñu ngi ciy def ay jéego def ci ay li nga xam ne moo ci war pour ñu def ko dafay laaj également koppar Fatou Kiné Deme mooy ressources yi nguur gi itam jox na digal li nga xam ne mooy ministère des finances pour ñu bàyyi xel que ni jamono ju ne bu ñu soxlaa lépp li nga xam ne mooy budget bu jëm ci plan de riposte bi rek ñu daal di koy faciliter rek pour procédures yi bañ a yàgg ñu daal di mettre koppar yi à la disposition ci ñi nga xam ne ñooy les acteurs wante itam Fatou Kiné Deme état du Sénégal daal dinay wàññi wala bokk ñu jàpp ni lépp li nga xamante ni mooy tukki dem biti réew comme ni ñu ko doon amee mooy tukki gouvernement beeg état bi président de la République nee na jamono jii ni daañ ko xaw a wàññi déegum bàyyi ñi nga xam ne ñoo fa teewal mooy nos diplomates liggéey bu nguur gi war a def ñu def ko fa kon Fatou Kiné Deme mu nekk li nga xamante ni daanaka mooy woote bu président de la République def sànq ci conseil présidentiel bi xam le ni itam que ni Ebola amoon na fi ñu xeex ko ba mu jóge fii wante jàpp ñenn nit ñi sax jàpp nañ ni Ebola daanaka moo gën a garaaw lii di coronavirus xëy na daanaka coronavirus siiw na rek wante lépp rek ay virus la ay épidémie la yoo xam ne jamono jii nii ñu ngi law kon ñoom daañ ci def li nga xamante ni dégg nañ président junj ko sànq tamit lu soxal wàllug dajaloo gi yenn événement yi gis nañu tey réew yi tugal yi boo xoolee daanaka événement yu baree bari dañu ko daal di annulé maanaam bàyyi ko ba jëmmi jamono ak li nga xamante ni moom moo xew ci jamono est-ce que Sénégal fii Alassane sa gis-gis askan wi noppi nañu ngir mën a muñ yenn yi ndax Sénégal bëgg nañu événement bëgg nañu dajaloo am na ci événement yoo xamante ne sax xëy na dañu naan mënta ñàkk waaye est-ce que jaaduwul jotul tamit ñu xoolaat yenn nekki ni ci wàllu woowu Fatou Kiné sénégalais borom xel la sénégalais dafa nekk koo xamante ni dana xam jamono ju ne lii
bu ma defee lii dina ma ci fekk kon du ma ko def. Et puis dañu am ay kilifa yoo xam ne tamit c'est des kilifa ñoo xam ne dañu responsable dañu xam li leen war tey jii benn kilifa par exemple bu newoon def naa ajandee gum benn xew-xew boo xam ne waroon naa ko amal ñu bëri war cee teew ndax lan ngir fagaru jëm ci li nga xam ne mooy coronavirus bi ñu nemmeeku nii dugg na suñu réew Sénégalais yi daañu nangu te nguur gi itam dana gunge kilifa yooyu ba li nga xam ne daanaka mooy lépp lu waroon ci ñu gunge leen ci xew-xew bi ñu taxaw ci maturité boobu am nañ ko suñu peuple am na maturité boobu li ñu war a def rek mooy sensibiliser leen xamal leen luy coronavirus ndax ñu bëri loolu nag liggéey xam naa mooy les acteurs de la santé ñu def ko parce que ñu bëri tey jii wax nga ko Sénégal yemul rek Dakar biir réew mi boo fa duggee ñu bëri xëy na duñu dégg sax luy coronavirus wala boo xamuñu ko dafay baax également ñu xamal leen lan mooy coronavirus ñu outiller également tous nos li nga xamante ni nos acteurs de la santé certes moyens yaa ngi fii certes am nañu équipement yi mais c'est insuffisant par rapport ak réew yoo xam ne ñoo ñu ëpp doole fuuf ñu am coronavirus te di ko xeex jamono ji am fa ay cas de décès yu bëri ñun nag Sénégal yàlla suturaal nañu boobu ba léegi ñu ngi sant yàlla bu baax amaguñu yenn yi Ebola sax sant nañu yàlla benn cas lañ fi nemee ko woon bi ñu ko fajee ba mu noppi dañ ko yóbbuwaat ba mu dellu réewam kon bii yàlla na mel noonu rek bii tamit yàlla na ki nga xam ne dal na ko sax mu wér jaaraale fa wér fekk si njabootam ñun tamit yàlla yemale fii li nga xamante ni mooy jamono ji jur na tiitaange ñu wax ko ñu bañ ko wax jur na tiitaange scénario bu mel noonu nag la ñu bëgg Alassane Ba la amoon ci 2016 loolu képp nag amaat ak jàngoro ji di coronavirus ma delluwaat ak Mballo Dia Thiam nga wéyal ci Alassane Ba li mu doon développé léegi muy mesures sécuritaires yi nga xamante ni nii jël nañu ko mesures sécuritaires yooyu wax naa ko léegi muy dajaloo gi ñuy faral di gis ak yooyu xew-xew yi am ci Sénégal bu dee dañu dem ba yenn xew-xew yi mënta ñàkk Mballo Dia Thiam est-ce que mesures sécuritaires yi ñuy wax dina yomb ci yenn xew-xew yi wala boog bu fekkente ne dañuy jël yooyu matuwaay ci wàllu kaaraange yan la war a doon. waaw matuwaay yi mooy xew-xew yi yenn yi xëy na autorité politique yi ñoo koy xewle yenn yi ay autorités religieuses yi maanaam kilifa diine yi wala kilifa politique yi wala kilifa aada yi ni ko Alassane waxee ku ci nekk duñ la taxawale devant ses responsabilités parce que aussi bu dee taalibe mooy taalibe booy gis wala taalibe booy gisaat déwén mënoo di woo ay fidèle ba pare ñu ñëw ci seen biir mu am ñenn ñoo xam dañu am jàngoro wala bu ñuy dellu yóbbu jàngoro wala di jagati je pense que donc amuñu benn intérêt pour di jéem a insister bu ñu leen ko ñaanee. lu ci nekk nag comme que Sénégal pays de dialogue la Sénégal réew sutura la am na loo xam ne bu ñu demee ci kilifa yooyu dañ ko nangoo noonu xam ne xel ni gën a rek moo ci nekk ma dara nekk. bu loolu mënta ñàkk lan moo war a doon matuwaay bi moo xam ci ñi faree ci wàllu wér-gu-yaram moo xam askan nga xamante ni ñoo fay dem ci ndaje yooyu en général. waaw mais xam nga aussi comme ni ñu ko waxee nii ay mesures sécuritaires bu fekkee ni wax nañu ay convention ni lii la ñu war a def. règlement appliqué la ñu la sant ñi nga xam ni ñoo ko war a appliqué ñu appliqué comme ñi ñaan bu fi kenn marche. nit ñi bëgg a marche ñu tasaare leen xëy na duñu àgg ba foofu mais war nañ am ay moyens de dissuasion. pour que regroupement yooyu am. mais li am solo daal mooy fu mu nekk nii moom nit ñi dañoo war a xam ni loolu moo war a nekk te dafa war a nekk dafa am nag lu ñu koy waxee ñi nga xam ni ñoom ñoo yor mbir yi parce que nit ki doo ñëw rek ni ko lii la wala même bu dee njëriñam sax am na ko koy waxee mais li am solo mooy comme que règlement sanitaire international moo demee noonu d'ailleurs même temps yi la sax bi ñu doon jeexi jaaxa ci étudiants yi nekkoon fële ñun dañ ci maandu woon parce que li ñu naan évidence scientifique ci ngay basé wu science nee na bu fekkee ni même bu deen choléra nekk na ci benn gox dañu ni boo ko fa jëlee déjà bàyyi nga fa doomu jàngoro yi boo ko dugalee ci oto boobu bàyyi nañ ci jàmm jàngoro ji malade bi fu mu agsi indi na ko fa. lu soxal wàllu moo tax ñu ne loolu waru faa jóge. lu soxal wàllu oto yooyu nga wax léegi sax ndax mënuñoo wax fu nit di dajaloo tamit duñu wax transport en commun yi nga xamante ni wax dëgg. daanaka ay téeméeri doomu aadama ñoo cay daje. foofu it ndax mucc ca dana yomb. voilà moo tax comme que loolu bu xewee fa mu nekk dañuy fexe ba ñooñu fa ñu nekk ñu circonscrire leen ñu faj leen. moo tax ñu noonu aussi quarantaine képp nga xam ni contact la doo bouger. noonu la ñu war a def aussi partout.
dans les gares routières ak yu mel noonu war nañu fexe ba ña fa nekk aussi ñu wéy ñu def fay installation pour que nit ñi bu ñu amul ñu raxas aussi ñu jox leen lu ñu raxasoo. mesure d'hygiène yi fexe ba promiscuité bi nekk ci oto yi donc ñu xoolaat bu baax. est-ce que jot nañuy takk masque ci biir oto yi. ndax gis nañu ni Sénégal loolu farataal luñ ko nag. en tout cas lépp jot amul dara lu jot. parce que dañ doon xaar premier cas bi ñëw na. le moment est te crucial mënoon nañu avant le premier cas ku nekk di xam ban masque moo baax ban masque moo baaxul. nan la ñu solee équipement bu dee personnel de santé ak nañu koy sotti. lan mooy thermoflash lan mooy lii lan mooy lële loolu aussi waroon na njëkk le premier cas. mais comme que ñëw na Sénégalais aussi loolu rek moo ko intéressé tant que jotul mu ni këpp ci kawam rek du jóg. léegi occasion la pour que ñëpp jóg xam ne xel ni lu doon jot waxuma jot na sax mais weesu na. weesu na nañu may làmbal Habib saa su ne wax naa ko sànq Habib féete ci ministère de la santé ñu fay amal conférence de presse jëwriñ ji nga xamante ni moom la ñu ko dénk war a janoo ak taskatu xibaar yi foofee ci ministère de la santé Mballo Dia Thiam ñu des ci dajaloo gi ba tey ak it mesures sécuritaires yi nga xamante ne nii kon Sénégal war na koo jël saa su ne bu weesoo dajaloo bi sax mesures sécuritaires yi ci lay des yéen am na nag loo xamante ne yàlla cëralee na leen ko ngeen féete ci wàllug wér-gu-yaram tey jii boo doon teg président Macky Sall wax na plan de riposte bi yéen ci seen wàllu luy plan bi. non plan de riposte bi mooy fexe ba comme que riposte mooy lu ñëw ba pare nga fexe ba na ko génne ci biti. li ci am maanaam ci seen communication laa bëgg a wax ndax dinañ leen di faral di dégg tamit lu baree bari ci ay jafe-jafe yu am ci système sanitaire bu Sénégal tey ak coronavirus bi dugg ci suñu réew yéen ci wàllu ngeen féetee lan mooy seen taxawaay. fu mu nekkee mooy communication. maanaam fexe ba nit ku nekk xam ni jàngoro bi ñëw na. wax jàngoro bi njàqare bu mu indi non seulement ci nit ñi mais aussi ci dem beeg dikk bi ak économie bi day faagaagal yépp donc feebar bu nga xam ni musiba bu rëy la. loolu population yi war nañ ko mën a xam wax leen nag aussi lan la ngay def ba fagu ci feebar bi ba tax aussi keneen aussi mën a fagaru. léegi nag loolu nekk aussi communication bi rek tamit doy ci riposte bi communication c'est vrai mais il faut que aussi nga jox leen ay jumtuwaay yi nga xamee ne xel ni moom la ñu mën a raxasoo pour ñu ko amulee ñu ko am ñu gën leen ci ñaax donc loolu mooy li nga xam ni ci population bi la maintenant personnel bi ci seen wàllu bopp donc formation ak ensuite protection non seulement war nañ leen former pour nan la ñu war a jël en charge cas boobu ak yeneen cas yi war a ñëw ñu xam non seulement du ay fiche rek ngay won nit ñi ne nangam mais il faut que ñu def ay démonstration service yi hospitalier bu mu mënti doon nag ñu war a xam nan la ñu defee la prise en charge ak nan la ñuy protéger wu ñoom parce que bu ñu protéger wu aussi ña fa nekk ñëpp aussi kenn du ci mucc seen i waa kër yi duñ ci mucc seen i dëkkandoo aussi doguma la l'Institut Pasteur de Dakar se sont avérés positifs ci ministère de la santé déglu jëwriñ ji nga xamante ni moom la ñu dénk wàllu wér-gu-yaram Abdoulaye Diouf Sarr kon mi ngi janoo ak taskatu xabaar yi foofu ci micro bi fay ñu teew ne suscite aucune inquiétude majeure. Ainsi, le dispositif de surveillance et de riposte au Covid-19 est renforcé et tous les moyens sont mis en œuvre pour circonscrire la maladie. Il s'agit bien sûr de la gestion des cas contacts, particulièrement de ses deux enfants et de son épouse. L'Organisation mondiale de la santé a été informée conformément au règlement sanitaire international. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale appelle l'ensemble de la population. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale appelle l'ensemble de la population à la sérénité et au respect strict des mesures de prévention recommandées. Je sais que nous pouvons parfaitement faire confiance à la maîtrise de toute la situation. Avant de donner les éléments d'information à Wolof, de l'efficacité, de la transparence dans l'information. Les journalistes qui souhaiteraient avoir une accréditation permanente au niveau de notre service de com pour recevoir l'information au jour le jour et la traiter
sont la bienvenue au niveau d'une salle de presse que nous allons installer au ministère de la Santé et de l'Action sociale. ñi ngi leen di gërëm bu baax taskatu xabaar yi ci seen taxawaay ak ci li ngeen ñu wuyu ci tey élément d'information bu am solo bi ñu leen nam jox. ajjuma ñaar fukki fan ak ñett ci weeru février 2020 cellule d'alerte au ministère de la Santé et de l'Action sociale jot na benn information bu jógee ci benn structure médicale privée ne am na benn patient bu fa ñëw de nationalité française mais biñ ko seetee am na température 39 degrés gorge bi di metti mooy put bi mais aussi bopp bi aussi di metti loolu joxe njort ne mën na nekk feebar bi xamante ne mooy coronavirus parce que loolu mooy signes yi xamante ne moom lañ joxe ci tableau clinique bi ñu gisee loolu suñu équipe yi dañoo dem immédiatement def prélèvement bi ñu defee prélèvement ñu yóbbu ko effectivement fu ñuy wax service des maladies infectieuses pour mën ko fa téye le temps que résultat yi gën patient boobu nationalité française la mais mi ngi nekk Sénégal depuis ñaari at ak ñaari doomam ak soxnam dafa demoon dëkk France précisément fu ñuy wax Nîmes ci benn station de ski bu nekk dans la région bu ñuy wax Auvergne-Rhône-Alpes nekk na fa ci période 13 ba le 25 février dellu ci Sénégal le 26 février. Institut Pasteur bi ñu xoolee résultats yi xamante ne analyse bi joxe na ko wax nañ ñu ne résultats yi dafa positif mooy que ne jàngoro bi mu ngi ci yaramam bu ko defee nag taxawaay bi yokku ñuy wax ne ñi ngi leen di wax ne bu kenn paniquer parce que système de santé Sénégal man ngeen ko wóolu ci stratégie bi xamante ne teg na ko en place pour circonscrire maladie bi déjà li ñuy wax cas contact mooy par exemple ñaari doomam soxnam ba aar ñi xamante ne ñëpp yaakaar nañ ne war nañ leen mën a vérifier déclenché nañ ko ma leen di wax ne tam organisation mondiale de la santé yëgal nañ ko information bi parce que loolu mooy procédure règlement sanitaire international ma leen di wax di leen yëgal ne situation yu mel nii li gën a nekk farata ci xeex bi mooy joxe information bu baax pour que donc dara ba na mën a am ci rumeur boo xam ne day yàq xelu nit ñi te loolu nag yaakaar naa ne suñu premier partenaire bi war a def liggéey boobu suñu côté mooy ñi xamante ne ñoom ñooy tas xabaar yi mooy journalistes yi moo tax ma leen di demander organes yi xamante ne bëgg nañ accréditer ay journalistes ñu ànd ak suñu service de communication ma leen di yëgal ne mën ngeen rapproché wu de nous benn salle de presse danañ ko mettre en place comme ça bés bu jot rek ngeen mën a am information bu baax à la source loolu lañ ne woon danañ leen ko yëgal ñu ngi leen di remercier bu baax salaamaaleykum wa rahmatullahi taala. Abdoulaye Diouf Sarr ñu tax. nangook kon leer na nañ ñi Abi Faye ñu koy jaajëfal bu baax a baax moom ñu baaxee kaddu yu tukkee ci jëwriñ ji dénk wàllug wér-gu-yaram fii ci Sénégal doon janook taskatu xabaar yi kon leer na dëggal nañu ko muy cas boobu ci Sénégal la mu wax rek moom Abdoulaye Diouf Sarr mënees na ko tënk nag ci ñetti poñ muy nag ki amee jàngoro jooju ka ñu ko gis ci moom doomi France la fii lay dund ci réew mi def na fi ñaari at moom ak soxnaam ak ñaari doomam waaye beneen ponk bi ñu ci mën a tënkit bokk na ci woote bi nga xamante ne mi ngi koy woo askanu Sénégal ñu ànd ak dal waaye tamit xibaar yu leer te wóor ñeel taskatu xibaar yi ndax benn kon salle de presse daañu ko amal foofu ca ministère de la santé Habib Faye mi ngi ci buumu jokkoo bi Habib
Fatou Kiné waaw. maa ngi lay nuyu bu baax a baax Habib Faye di la jaajëfal bu baax a baax ci kàddu yu leer yooyu nag nga ñu baaxee ñu des ak yow ci leneen loo ñu mën a rek tënkal ci janoo boobu ak taskatu xibaar yi. jàppal ni léegi nii la jëwriñ gi doog a jeexal ak ñi nga xam ne ñooy waaye taskatu xibaar yi fàttali ne fii ci déclaration officielle bi nga xamante ni def na ko ci cas bi nga xamante ni moom moo ñeel lii di coronavirus yi nekk fii ci Sénégal. moom jëwriñ bi nee na ki nga xamante ni ab nasaraan la am lu toll ci fanweer ak juróom-ñaar ci ay at. moom fi indi te mi ngi demoon fële nga xam ne moom ci diwaanu France dëkk bi ñuy woowee Nice moom ak ñaar ci ay doomam ak benn ak soxnaam. ba tax na itam gannaaw bu muy ñëw ci la ko compagnie bi wax Sénégal ne waa ji daal li muy présenté wu maanaam température yaram bi toll na ci 39 degré loolee waral na tamit xel ñaaw ñu passé ci ay contrôle yooyu ba ñu ko defee ñu xam ne lii kat positif na mi ngi ak coronavirus bi le loolee mu xam ne ko te it ca bés yi nga xam ne moo di 13 jàpp 25 février te la demoon foofee nga xam ne mooy ca diwaanu France ñëw ci Sénégal le 26 ñu xamal ñu ko ba tey jii la ñu def li nga xamante ne moo di test yi vacciné jërën gi tamit nee na ñi nga xam ne ñooy mbootaay gi yor wàllu wér gu yaram te àdduna wërngal këpp ñoom itam wax nañ leen ne kat Sénégal am na benn cas boo xamante ni mi ngi fii jamono ji ba tax na lépp la nga xamante ne wax na Sénégal ñoom jël nañ matuwaay yi ngir rek mën ko def leneen itam ñeel na anam ba nga xam ne moom la ñu war a mën a traité lii di information bi ngir rek mu gën a mën a leer ab salle de presse def nañ ko fii ci makaanu ministère de la santé ngir rek képp ka nga xamante ni soxla nga information gi ñeel loolee yow it nga ñëw fii ñoom ñu gën ko mën a leeral bu baax a baax ña nga xam ne it ñoo di njaboot bi njabootu français boobu jàppale moom it ñoom defal nañ leen li nga xam ne moo di examen waaye tamit ñi nga xool ananan rek lañ leen gën a mën a aare ngir ñoom ñu gën a mucc ci jàngoro ji ci li ni mel tamit jëwriñ gi moom di ñaax askanu Sénégal rek ñoom ñooñu ñëpp ñu ànd fukk dal waaye itam ñu respecté bépp mesure nga xamante ni di jël nañ ko ngir gën a mën a aar li nga xam ne ñoo di askan bi Palestine. Habib bul demagum ndax Alassane Ba am na lu mu la bëgg a laaj moom it Habib yaa ngi ba tey ci buumu jokkoo bi. Habib maa ngi ci biir Palestine Alassane. Habib yaa ngi may dégg. bu baax. Habib est-ce que ministre bi mën ngeen ko laaj wala boog est-ce que ñëwaat na ci li nga xamante ni mooy passager yu moom ki nga xam ne amee na doomu jàngoro ji di coronavirus bi est-ce que laaj ngeen ko ban vol la ñëw kañ la yegg si ak ñi nga xam ne ñooy passager bi ndax ñu ngi wax Air Sénégal la ñëw est-ce que passager yi également bàyyi nañ ci xel bu baax a baax ci ñi nga xam ne moom la bokkaloon vol bi. Alxasan ci jàppanal rek xam nañ ne ab déclaration la jëwriñ gi def yooyu yaa fi mujjul am ci diggante moom ak ñi nga xamante ne moo di way taskatu xibaar yi ndax dafa def déclaration bi ba pare remercier leen doog a dellu fa nga xamante ne foofee la jóge woon tontoog laaj daal mujjul am ci suñu diggante ak moom waaye liñ ci gën a mën a jàpp rek moo di njabootu ki nga xamante ne moo di français boobee am lu toll ci fanweer ak juróom-ñaari at ñi ngi xool ana nan rek lañ leen mettre en examen ñoom itam ba nga xamante ne jàngoro bi du dal seen kaw. ma ngoog ñu lay jaajëfal bu baax a baax Habib Faye dina ñëw nag ci tolluwaayu jàngoro boobee di coronavirus ci àdduna wëngal këpp gannaaw Chine ma ko njëkk am nag Chine googu ñu njëkk a gis kon kaaya gannaaw Chine boobu réew yi ca toftalu waaye balaa ñuy wax situation bi Mballo Dia Thiam wax dégg nañ léegi Abdoulaye Diouf Sarr di jëwriñ ñu dénk wàllu wér-gu-yaram mu wax ci Sénégal ñu njoxtu ni réew mi kon am na disposition ngir maîtriser li nga xamante ni moom mooy coronavirus kon mu mel ni nañu taxawee woon ca Ebola mën nañ koo taxawewaat ci jàngoro ji. waaw ni ñu taxawee woon mën nañ ko taxawee parce que déjà am nañu benn centre des opérations et de secours d'urgence mi ngi fii biir Fann am na ay lal ak ay matukaay ensuite am na ay kàngam ya fa nekk yi géré woon question boobu la donc loolu moom am nañ ko waaye nag risque zéro amul fenn et puis munul am aussi mënuñu wax ni leneen du am déedéet au contraire dañuy dolli fàggandiku ci loolu yëpp dolli équipement yi dolli mesures yi moo ëpp solo bon te comme ni ñu doon wax plan de riposte bi def naa ni chef de l'État li mu def déjà mooy premier riposte maanaam moom ci lu gën a kawe mu ne ministres yi du ngeen def nii dootu leen defati nii lii laa bëgg ñu defee ko dinaa wut alal ji pour loolu donc mooy parce que bu doon mooy ministère de la santé rek duñ ci génn absolument li ci des aussi mooy jumtuwaay aussi frontières yi comme ni ñu ko waxee dañuy surveiller mais bu boobaa aussi dañu jokkaat jumtuwaay maanaam jumtuwaay ni ñuy nattee température bi température nit ki ak ensuite maintenant hôpitaux yi aussi duñ leen bàyyi il faut ñu jox leen garab yi parce que aussi comme que nee nañu amul médicament
bu ko mën a faj maanaam amul traitement spécifique li ñuy wax traitement étiologique mais li ñu am mooy traitement donc li ñuy wax symptomatique maanaam bu dee bopp buy métti ñu faj bu dee biir buy métti ñu faj noonu lañ koy gérer mais nañu fexe ba garab yooyu donc du fa manqué bu dee loolu rek la mën nañu circonscrire cas bi donc en attendant ñu jëm a def leneen mais leneen li nag mooy fu mu nekk nii mooy même seen bërëb bi ak yeneen bërëb à partir de jeudi ku nekk war na xam ne daal cet moom heureusement que sax commencé woon nañu def ay clinique xaw ma lan waaye nag dana ko newaat clinique day waaye léegi clinique suba ngoon lay doon à tous les niveaux je pense que il faut que fépp set waaw ma ngoog kii balaa ñuy ñëw Alassane may ma tuuti rek ma dem jëli sa benn turandoo Alassane Cissé la moom jiite rek réseau bi nga xamante ni moom moo ëmb taskatu xabaar yi fare ci wàllug wér-gu-yaram Alassane Cissé maa ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay nga jiite réseau boobu ëmb taskatu xabaar yi fare ci wàllug wér-gu-yaram Alassane Cissé bi nga déggee coronavirus ci Sénégal nga jiite réseau boobu ngay taskatu xabaar ban réaction nga njëkk a am. waaw xam nga fàttali ki ne li ñuy dégg coronavirus ci monde bi ba tey ñun réseau journaliste yi nga xam ne dañuy occupé wu question santé dañu sollicité ministère pour ay formation amoon nañ ay formation nag pour xam feebar bi permettre suñu journaliste ñu mën ci wax mën a sensibiliser les populations sénégalaises biñ koy dégg nag ci suba ba tey amuñu ci woon lu leer waaye léegi dégg nañ ministre bi mu préciser ne cas bi confirmé nañ benn doomu France la bu dëkk Sénégal ba nga xam moo am feebar bi waaye ñu ngi koy jël en charge normalement loolu day dalal suñu xel et que ñun journalistes yi li ñu war a def également mooy rassurer population yi ni ñuy rassurer population yi mooy joxe la bonne information dañ koy jëlee ci source yu crédible comme ay ministère wala waa kër docteur donc loolu moo nekk suñu taxawaay. Alassane Cissé bëgg naa également nga dellusiwaat rek ndax junj nga ko ci bi ngay daaneel muy xibaar yu leer te wóor li ñu war a jox askan wi muy salle de la presse daañu ko def ca ministère de la santé ñu gis ni taskatu xabaar yi lu soxal wàllu li ñu naan collecte de l'information dañ ciy mës di am ay jafe-jafe tey réseau bi nan la war a taxawee ci wàllu woowu ba nga xamante ne salle boobu dinañ fa mën di tase ngir mën faa amee ay xibaar yu wóor. waaw loolu moom kay dañuy wax du waa réseau bi kese mais journaliste yëpp. en général waaw journaliste la en général. waaw ci information ci mbirum feebar bi dañ leen di digal ñu dem ci salle boobu nga xam ni. dinañ jege ministère mais jege également waa kër docteur pour que information bu ñu xam dañ ko soxla rek dañ ko mën a am ci source yu wóor. parce que loolu moom may permettre ñu xeex li ñu woowee rumeur wala buzz nit ñi nga xam ne dañuy wax ay information teguñu ko fenn di tiital nit ñi te lii jarul ñu tiital nit ñi mais nit ñi dañu soxla ñu informer leen ñu xam nan la ñu war a def ndax feebar ba nga xam ni fekk nañ ko France fekk nañ ko Italie fekk nañ ko États-Unis fekk nañ ko Japon fekk nañ ko Chine fekk nañ ko ay dëkk arabe kon loolu jombul benn pays africain mu dal la waaye li ciy baax rek mooy ñu informer population yi ci lu leer ñu xam nañu war a def te coow li mooy dañuy laaj cet donc ñoom waa kër docteur ñu ngi koy wax ñun tamit journaliste yi war nañ yokkaat wax ji pour population yi ku doon def cet benn nga def ci fukk léegi. ma ngoog ñu lay jaajëf bu baax a baax Alassane Cissé may fàttali yaa jiite réseau bi ëmb taskatu xabaar yi fare ci wàllug wér-gu-yaram mu mel ni tey sas nañu ñëpp waaye taskatu xabaar yi gën nañu leen a sas ndax xëy na seen i kàddu dana yegg fu kàddu yu bari yeggul dañuy daal di taxaw tuuti ci maanaam tolluwaayu jàngoro jooju di coronavirus ci àdduna wërngal këpp gannaaw ba ñu ko gisee ca Chine ñu gis ni ay réew yu bari tey jote nañ ci muy lim gu bari gu ñuy nemmeeku sax ci réew yooyu yu ci mel ni Corée du Sud Italie Iran ba ci Japon France it daal di rek amit ay cas lu toll ci téeméer ak fanweer ca France réew mu ñu nekk nag am na ci ay doomu aadama yoo xamante ne ñàkk nañu ci seen bakkan ak i lim yu takkoo tokk waaye am nañ ci tamit ñoo xamante ne wér nañu ndax feebar bi kat jàngoro la joo xamante ne tamit ñi ko amee dañu ciy wér dañu ci ànd ak Mohamed Samb moo dikk ak ñun ci njàngat li. coronavirus bi di gën di wéy di law ci àdduna bi yépp Afrique bi nga xamante ni ñu bëri jàppoon nañ ni mun na mucc ci boobule feebar fi mu ne ni nag yëf yi ñu ngi fiy gën a doy waar loole nag ngir firndeel ni kenn mënul mucc ci boobule feebar Sénégal gis kaawam bu njëkk test yi nga xamante ni si ñu ngi koy amal ci benn doomu France bu xamante ni si ñu ngi ko interné ci hôpital Fann
li ñu fësal moo di kookee dafa amee li ñu duppee coronavirus mu nekk mbir mu doy waar moo xamante ni si ëlëm na sénégalais yëpp jamono ji nag njiiti réew mi di woote rek ngir nit ñi mun a bàyyi xel seen bopp te itamit ñu gën a mun a defarwaat bu baax a baax ngir mun fee jëlee feebar boobule. beneen réew Afrique boo xamante ni si coronavirus bi yegg na fa moo di Nigéria boo xamante ni benn cas suspect jotoon nañ ko fa amal ka ko amee nag di doomu Italie boo xamante ni si jamono ji dañ ko ber ci benn unité spéciale bu nekk foofe ca Lagos wàllante gi ci coronavirus bi itamit dëggal nañu ko foofe ca Égypte bi nga xamante ni si am na ñaari doomu aadama yu ko fa amee waaye ñuy fàttali ni kenn ki njëkk ki ko jot a am moom mujj na sax gis ab saafara ba fi mu ne noonu génn na ci hôpital gannaaw ba ñu ko fajee ci paj gu jaar yoon. xale bu jigéen bu toll ci ñaar fukki at ak ñett ànd ak yaayam ñoom itamit dañ leen ber foofe ci Algérie gannaaw ba ñu xamee ni feebar bi daf leen dal. Algérie dëkk boobu sax daal di jël ay matuwaayu wóor ngir mun a jëlee coronavirus bi foofu ca réew mi ki ko si jàppale nag moo di organisation mondiale de la santé. bu dee ni nag ci Europe niveau coronavirus bi àgg fu jéggi dayo lool ba tax ñu di ko duppee risque élevé bilan bu mujj bi nga xamante ni si fësal nañu ko mu ngi toll ci 200 cas yoo xamante ni dëggal nañu ko lu toll ci fukk ak juróom-ñetti réew ak i tamit fanweer ak juróom-ñetti doomu aadama yoo xamante ni si faatu nañ si te fanweer ak juróomi yëpp ay italien lañu. ci fàttali réew yi nga xamante ni si coronavirus bi ñoom la gën a sonal gannaaw Chine moo di Corée du Sud bi nga xamante ni si lu toll ci 200 ak fukk ak ñaari cas gis nañ ko fa te lu toll si 22 doomu aadama faatu ñi si Italie bi nga xamante ni si lu toll ci 100 ak juróom-benn téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñeent jot nañ ko fa gis ci ay cas yoo xamante ni tollu nañu ci 200 ak fanweer ak juróom-ñeent te lu toll ci fukk ak ñaari tamit faatu nañu fa. bu dee ni ci réew France lu toll ci 100 ak fanweeri cas dëggal nañu ko foofee ca coronavirus bi la ca faatu toll na ci 2 doomu aadama waaye fukk ak juróom-ñaari yëpp dañoo mujjee wér. bu dee ni nag wàllum kaaraange gi foofee ca France bëri na ay activités yu ñu fa waroon amal waaye yëpp dañu ko mujj dakkal moo xam lu aju ci wàllu politique bi la lu aju ci wàllu tàggat yaram ba ci sax yenn école yu bëri dañ koo tëj loole nag ngir rek yëfi fi mu toll moo jéggi dayoo coronavirus bi nag agsi na fii ci Sénégal ba tax na ku nekk rek na bàyyi xel lii di boppam. ma ngoog ku ne war a bàyyi xel ñu koy jaajëfal bu baax a baax Mouhamed Samb Tidiane Tamba chargé communication bu LAS moom it mi ngi ci buumu jokkoo bi bu dee yemm na maa ngi leen nuyu bu baax a baax Tidiane Tamba. waaw maa ngi lay fay soxna si. ma ngoog ni ñu ko waxee muy jàngoro coronavirus bi ak benn cas bu ñu gis fii ci réew mi Tidiane Tamba yow noo jàngatee dugub coronavirus ci Sénégal ndax mënees naa wax ni faay dafa am. bon maa ngi leen di gërëm bu baax d'abord je pense que tollu bu diis li nga xam ne moo di xool ndax faay am na wala faay amul. lu important moo di que ñun aéroport lañ nekk ñun aéroport la ñuy gérer maa ngi d'abord balaa may solo di féliciter je pense madame liggéey bi nga xamante ne ministère de la santé mu ngi koy def depuis le début ba léegi puisque je vous rappelle que liggéey boobu commencé wul tey d'accord ça fait au moins 2 semaines ministère de la santé mobilisé équipe bi yëpp te boole liggéey bi ak ñi nga xamante ne ñoo di ministère du tourisme et du transport aérien ak ñëpp ñi nga xam te ñu ngi intervenir ci plateforme aéroportuaire d'accord ñun lu ñu mën suñu niveau là en tant que gestionnaire aéroport bi moo di def politique de sensibilisation et de prise de mesures d'hygiène ci suñuy employés d'abord ak yeneen employés yi nga xam te ñu ngi ci plateforme aéroportuaire parce que ñu ñëpp ko nànk mais mesures yoo xam ne jël nañu ko li ñu war a xam moo di ministère de la santé moom moo ñuy jox ay directives ci mbir boobu puisque dossier médical la te ministère de la santé médecins yi ak waa OMS yi nga xam te ñoom ñoo am xam-xam ci mbir boobu ñoom ñooy mën a jox ay éléments de langage pour que ñu mën a waxtaan ak li nga xam te ne moo di suñu personnel ak ñi nga xam te ne ñoo di suñuy partenaire suñu partenaire direct moo di passager bi moo di compagnie aérienne yi su on est en contact direct ak ñoom ñun ça fait longtemps ay jours ñu ngi nii ñu ngi dem si li nga xam te ne moo di sensibilisation yi tey ñëpp ñu ñëw aéroport Dakar Blaise Diagne gis nañu affiche yi nga xam te def nañ ko si parcours du passager ba mu jeex loolu suñu mission la def nañ ko en parfaite collaboration ak ministère de la santé ak li nga xamante ni moo di caméra thermique yi nga xamante ni installé nañ ko fii ci aéroport bi ak yeneen mesures yi nga xamante ni technicien de la santé ñoom ñoo ko mettre en place. Tidiane oui. baal ma doguma la waxtu bi sax moo ñu xaw a xoj moo tax. ak li ñu gis ni muy cas bi ndax beneen approche dafay am foofu au niveau de l'aéroport ci wàllug mesures sécuritaires yi ba tey. ndax cas bi ñu confirmé forcément les approches
xam nga booy prévenir. c'est les mêmes approches. bu cas amee da nga koy renforcer ça c'est évident ay flyers yi ngi affiché yi ngi waxtaan ak travailleurs yi ngi waxtaan ak agents yi di limiter di leen di ñaan ngi limiter contact yi bëri yu direct dina ñaan tamit ngeen di utiliser lu nekk ay mouchoir wala boo dee sa kër def ci sa coude bi loolu ñu koy jàngal wala port de masque yi loolu ay mesures yi nga xam te ne mesure boobu la ñu mën a joxe c'est ku wàcc avion bi forcément yow mënoo xam ne am na wala amul bu dee surtout incubateur bu dee 14 jours lay am pour nga mën a fay ci moom mais en tant que aéroport soxna si loolu mën a yëgal moo di que lépp li nga xam te ne mesure de prévention laaj na ko te ministère de la santé di def liggéey bu am solo moi je pense quand même il faudrait qu'on soit très juste sur cette question-là il y a une bataille incroyable qui est en train d'être menée par tous les acteurs sanitaires de ce pays-là tey président rek ñu réunion ce matin ak ñëpp mesures yooyu nous on les applique à la règle puisque tey ça devient une question de santé publique te loolu bu amee nag mesure bu ñu ko ŋànkee bu ñu ko tegee te OMS bungee ko parce que waa OMS ñu ngi si biir bi ñoom ñëpp ak ministère de la santé ils ont même renforcé fu mu toll nii ministère dafa renforcer ay préventionnistes il y a beaucoup de préventionnistes yi nga xam te ni ñu ngi fii actuellement aéroport di liggéey mais ñun si domaine boobu la ñu mën a yem ñun en tant que gestionnaire aéroport mun ñu avancer aussi des questions sanitaires parce que loolu ministère de la santé moo ko ŋànk ñu rek ñu moo di way jël accompagner ñu ñëpp bokk si liggéey bi ñu ñaan yàlla rek yàlla sotti si solo. ñu koy jaajëfal bu baax a baax Tidiane Tamba nekk gestionnaire foofee ci aéroport mu dikk ak ñun rek ci mesures yooyu nga xamante ni kon jël nañ ko mu mel ni dañ koy gën a dooleel li ñu des nag ci waxtu bariwul mangook ñu daal di rek kon bàyyi la Mballo Dia Thiam balaa may jox kàddu gi Alassane Ba nga wax ñu rek li nga xamante ni moom mooy say kàddu yu mujj ci jàngoro ji di coronavirus. waaw kàddu yu mujj daal mooy nañu dolli fagaru. parce que fagaru rek moo ñu ko mën a génne. heureusement que jëriñ bi gën a kawe wax na li ñu war a def li am solo mooy jumtuwaay yi dañ ko jox nit ñi maanaam personnel bi équipement yi protection yi comme ni ñu ko waxee population aussi nañ leen informé comme que am na bureau de presse bu nekk foofu. que nit ñi dañ jëm xabaar bu wér te wóor comme ni ñu koy waxee moo gën. maaman yi tamit ñu moytu parce que comme ni mu amee li ngeen di wax fake news. quelque part maaman yi tamit ñu ngi nekk fi naan lii dana ko faj ak lépp mën naa ko faj ak dugg na fi génn fi ak feebar du fi ñëw yu mel noonu donc je pense que si population war nañ ba a yeewu ci loolu xam ni fagu rek mooy mën a tax ñu mucc ci bu fekkee ni feebar bi ñëw na aussi ñu ngi koy gérer te am na ay spécialistes yu mën a faj ñooñu donc que mujj naagu mais aussi nañu fexe ba xam ne xel ni lu am solo la feebar bu musiba la maanaam musiba daal moo ñu dal ko en fait. ma ngoog musiba la ñuy ñaan rek sunu borom musal ñu ci bu baax a baax Alassane Ba yow it ca sa kàddu gu mujj walaata ñuy tàggatoo. yàlla nañ ci suñu borom musal ni ñu ko waxee amin di wax ne rek justement comme ni ko SG waxee ñu gën a bàyyi xel bu baax a baax suñuy comportement. surtout ñun sénégalais des fois dañuy xaw a négliger yenn yi. ñu bàyyi ci xel bu baax a baax pour ñu jógaat ci surtout également au niveau de nos frontières sànq ñu ngi ko doon wax nos frontières également am na ñuy wax surtout suñu frontières yi nga xam ne mooy point de passage yi nga xam ne c'est des points de passage clandestins surtout yooyu yëpp suñu force de défense et de sécurité également ñu bàyyi ci xel comme quoi que ni ñoom tamit ñu ngi leen di xaar bu baax a baax ci liggéey bi ni mel SG wax na ko sànq également ñu yokk surtout ñu gën a équiper nos centres de santé ñu équiper xam nga ni bu ñu déjà mobiliser les hôpitaux yu gën a mag li ci mel ni Dantec Fann ak yeneen mais bu ñu bàyyi yeneen structures yu ndaw yi nga xam ne ñu ngi dans les régions ñu équiper leen lépp loo xamante ni moyen la ñu soxla ko ak ressource ñu soxla ko rek ñu mettre ko à leur disposition état du Sénégal déjà xam naa ni lu ñuy wax rek bal ba tàkk na ñoom ñu ngi ci li ñuy ñaan rek comme li ñu ko waxee sànq yàlla nañu yàlla dimbale aar ñu aar réew yëpp également rocci feebar bi nu mu gën a gaawee rek comme ñu mu doon li nga xamante ni dañ koy fàtte buñ ko fàttee également ñu bañ di bàyyi yu ci mel ni ay comité yoo xam ne yeeyaat nañ leen tey ñu naan dañuy réactiver waat ñuy bàyyi saa su ne rek bu jàllee ñu bàyyi leen ñu nelaw bu ñëwaatee rek ñu activer nañ leen di bàyyi saa su ne ñuy nekk en mode veille ñuy veiller jamono ju ne rek ndax épidémie yu mel nii kenn xamul fu muy jógee gis nga jóge na Chine law na ci àdduna bi yegg si na ba biir
Sénégal tey donte sax du doomu Sénégal waaye rek comme mu ngi fiy dund ñaari at xam nga ni kooku dem na ndeysaan ba jaxasoog askanu Sénégal kon li ñuy ñaan rek mooy comme ni ñu ko waxee mu yem fi te itam autorités yi jàngee ci leçon bu rëy boo xam ne ëllëg daañu njëriñ. maa ngi dégg ci say kàddu lu am solo Alassane Ba pyramide sanitaire bi dañ ko war a respecter bu baax a baax ndax xëy na ñu bari dañu yaakaar ni bu ñu nee kër docteur rek mooy bu mag ba muy hôpital Dantec hôpital Fann yeneen i hôpital te boo xoolee am na ci ay hôpital yu ndaw a ndaw yoo xamante ne xëy na am na ñoo xamante ne bu ñu feebaree foofu la ñuy njëkk a jubali waaye foofu ngal la nañu leen jox ay jumtukaay yoo xamante ne tey xeetu jàngoro yu mel nii bu amee dinañ ko mën a taxaw laata ñuy jéggi ndax xeetu virus yi dafa di loo xamante ni fu ñu jaar ba jàll rek mën nañu caa tiit ndax xëy na mën nañu faa wàlle kon hôpitaux yu ndaw yooyu muy kër docteur yu ndaw ndawaani moo xam poste de santé la moo xam district sanitaire la nañu leen jox ay jumtukaay yu wér te wóor waaye tamit personnel ba nga xamante ne ñoom ñoo fa nekkit nañu leen di tàggat ngir nag ñu gën a xamee ci wàll yi ndax dañ leen di faral di soofantal ndax fii boo xoolee ci Ndakaaru xëy na dañu jël lépp rek jox hôpitaux yi nekk Dakar te tey boo demee tey li ñu naan le Sénégal des profondeurs tey Sénégal bi gën a sori am na ñoo xamante ne amuñu yenn jumtukaay yi tey ñaanuma ko yàlla jàngoro jooju tey bu fa amoon nan la ñuy def ñooñu kañ la ñuy yegg si Ndakaaru kañ la ñu leen di mën a diagnostiquer ba xool ndax am lii jàngoro ji la am déet xam nga loolu dafay nekk ay jafe-jafe yoo xamante ne Sénégal waroon nañ ci yeew bu yàgg a yàgg du ñu ne nag système sanitaire bi defuñu dara mais nag yaakaar naa ne lu ñu def am na lu bari loo xamante ne tey war nañ koo gën a doolelaat ci suñu système sanitaire ndax bu ñu nee am réew jëm na kanam njëkke nañu ci wàllu njàng ma teg nañu ca wàllu wér-gu-yaram ndax ñaari secteur yooyu mooy secteur clé yoo xamante ni waruñu ko soofantal benn yoon mu am nag ay numéro yoo xamante ni maa ngi koy xaar war a jógee ci Chérif Dia bu dee baaxee na ma ko rek wala Ibrahima Kane bu ma ci mënee jot laata ma yëkkati jotaay bi muy édition spéciale bi ñu amaloon tey jii ci wàllu coronavirus ma ngoog muy jàngoro ji nga xamante ne nag fi mu ne Sénégal ci Afrique sowu jant muy ñeenteelu réew boo xamante ne tey wàññi nañu fi coronavirus muy benn yàlla na fi yem moom la ñuy wéy di ñaan ni ñu taxawee woon ci Ebola ci atum 2016 Sénégal nag fexe nag ba réussir loolu ndax ngir réussite am rek faaw mbaalo ja caam li ñu naan nag enquête épidémiologique bi mu doon enquête boo xamante ne enquête bu ñoŋ la war nañu retracer waajooju fi mu jaar yëpp mboolem koo xamante ne nekk na en contact ak moom ñu xool ba xam kan la dem jëli bu laajee mettre en quarantaine ñu def ko ndax Sénégal dara xaju fi transport en commun yi doon na loo xamante ne tamit faaw ñu bàyyiwaat ci xel waaye bu ñu soofantal wàlluk masque yi ndax du suñu culture sax xëy na xamuñu ko waaye ci jamono ji ñu toll tembe war nañ ko bàyyi xel war nañu bàyyi xel wàlluk cet gi di raxasu nag ba mu set gis nga bëccëg bi nga xamante ni moom la ñu jagleel wàllu cet gi warta doon rek benn bis ci àdduna bis bu ne doomu aadama war naa set muy nag kon numéro vert yooyu niñ ko gisee nag ci écran bi gis ngeen ko muy lu leer a leel muy cellule d'alerte bi ma ngoog kon 78 la 172 10 81 76 765 97 31 70 717 14 92 ma bamtuwaat ko muy numéro vert yi nga xamante ne mënees na caa woote muy nag cellule d'alerte yi 800 00 55 cellule d'alerte bi la numéro yaa ngi nii 78 172 10 81 76 765 97 31 70 717 14 92 lii nag di numéro yoo xamante ne teg nañu ko ngir képp koo xamante ne gis nga loo xamante ne sa xel dalul loo njoxtu la kon mën ngaa woote ci numéro yooyu ma leen di jaajëfal bu baax a baax yéen ñi safo télévision Futurs Médias di rafetlu teewlu bi ci édition spéciale bi ñu doon amal ni ki tey jii waaye ci kanam tuuti yeneen édition spéciale 19h ak 20h lay doon ñu leen di jaajëfal bu baax a baax.